Fongalange. Ni rafatak mu def tour. Dama ne ñëwale gaaw ñu yëngal ba mu fuur. Ni rafatak ci sa kon. Then all African niggas in the room. Dama ne na ye game wide and game. Dañuy yëngal ak sama dañuy yëngal. Welcome to Reproduction. Yep gars yi yëpp yéen a ngi ci Rapatak Show comme d'habitude Youssou la ñuy xaar comme ça mu dugg ñu yeggalee deuxième partie Rapatak Show bi instant yi ñëw na. dem leen ngeen abonné ci plateforme bi ci page bi ci lépp li nga xam ne aussi tam moom la ñu nekk di def ngeen partage ko pour xale yi mën cee jot et cetera et cetera. What's up you? Yeah, what up? waaw ñëwaat nañ ci deuxième partie bi nga nekk doon expliquer li nga xam ni mooy sa décision dem France. Ouais. joué ji Pro B. léegi Ouais. moom laa lay bàyyi nga yeggale foofu. waaw bañ après nag si la grand Matar ñëw xam nga ma ñëw rek ne ko genre que ni coach bi xam nga presque chaque jour mi may woo affaire yooyu noonu te même après tam sama yaay ba ma ko waxee mu ne ma tey ngaa dem foofu rek ndax xam nga même bu dee Matar nee na foofu di sa niveau sax comme que ñoom bëgg nañ la ba lay woowee noonu chaque jour rek xam nga boo demee foofu mën na la ubbil yeneen opportunité ma ne ko ok comme ça mu ne ma comme ça nga gën a jege waale sax Sidi quoi sama mag bu góor bi. te 15 ans gisoo ko. waaw ma ne ko ok ça marche après si laa woo Matar ne ko foofu dama bëgg dem France mu ne ma you sure mu ne ma c'est sûr que da nga bëgg dem foofu xam nga ma ne ko ok ma ne ko waaw sama foofu laa bëgg te avant ma faa dem tamit may fàttaliku ba ma nekkee kii San Antonio amoon na genre benn coach bu daa ñëw site quoi bu ma woo ne ma genre que ni xam nga France moom championnat boobu bu fa dem ndax xam nga jeu bi dafa gaaw de trop dafa bëri aller retour affaire yi noonu xam nga moom mi ngi may wax loolu xam naa ni daf ma ko doon wax pour dafa bëggoon jàpp mais man sama xel maa ne ok genre kii kon dafa foog ne kon genre bu jeu bi gaaw man mënuma fa jouer wala dara quoi xam nga man loolu laa nga man lépp sama xel bi xuloo laa koy def waaw dama ok kon kii kon daa yaakaar ni kon mënuma jouer foofu xaaral bu may am opportunité dem France di fa dem xam nga après si laa ñëw ma dem foofu jouer Pro B xam nga sama première année tam ma nekkaat like à l'aide de léegi double xam nga bokk si 5 meilleurs joueurs yi ba pare ñu jël championnat bi. mais après ok yëpp waaw foofu da nga koo résumé moomu. ok ñëw nga nekk joueur NBA nekk joueur kii nit ñëw décidé dem Pro B léegi ñëw nga tak ñëw gis nga booy gis nga joueur yi gis nga ligue bi nu mu mel. yow gars ñu la naan non bu dem France jeu bi yow moo faa joué affaire yooyu yow maa bi ñëw bi adaptation bi ñëw war a kill ligue bi nan la demee woon ba nga gañal gars yi. waaw ba ma ñëwee genre dama ñëw ne ok genre comme ñëpp ñu ngi naan fii du sam place pour man ay wax kese fajul dara. ok you know pour man tey jii nii bu ma ñëwee ne fii du sama place dama war a wane ne fii du sama place. you know moo tax ba may ñëw genre mindset boobu noonu laa amoon quoi mooy que ni damay ñëw pour prouver que ni fii du sama place. ok te genre pour loolu lu koy mën a wane mooy nga confirmer ko ci terrain bi pas ay wax kese. ok xam nga donc ba may ñëw genre looloo nekkoon sama mental mooy damay ñëw pour jouer Pro B prouver que ni du ma jouer Pro B genre mérité naa jouer ci championnat yi gën a mag Europe xam nga moo tax nag ba ma ñëwee sama première année xam nga ma ñu di def saison bu baax ba pare ñu gagné championnat bi. so on peut dire que Youssou Laye équipe bu mu dem day gagné. waaw dafa mel ni am naa si tuuti wërsëg daal tuuti rek. sa première année high school da macha allah ñëw collège gagné à ten bi ñëw laay Pro B gagné. waay ok Youssou like loolu nekkoon like commencement boo xam am nga ko mais après parce que ba ngay dem France opportunité bi vision bi nekkoon pour toog ci équipe bi da ngaa bëggoon dem pour gars yi gis la
pour nga mën waaw a beneen vision boobu nga waaw xam nga Europe Mhm. Europe lépp respect la ok mooy que ni boo xasee ba commencé jouer ba gars yi commencé xam sa tour rek da ngay gis da ngay commencé di yéeg de plus en plus ok te am na niveau boo xamante ne boo fa tollee boo demee like boo fa tollee rek am na yu bëri yoo xamante ni genre mënatoo ñax am genre pas ñax am équipe sax mais di nga xam ni yow mi am nga benn niveau boo toll que ni genre léegi Europe nit ñi xam nañ la quoi ok xam nga léegi moo tax ba ma ñëwee après Pro B bi genre dañu yéeg Pro A léegi ba ñu yéegee Pro A commencé na adapté wu Bourg-en-Bresse xam nga jouer Bourg ba pare genre coach bi tam bëgg na ma genre am naa fay relation yu rafet te équipe bu ñu amoon baax na léegi ma ne ok pourquoi pas man ma toog fii quoi genre jouer Pro A donc équipe au lieu may dem tey jii nii beneen équipe bi ma jël pour may jouer Pro A mun naa toog fii jouer ko Pro A c'est équipe boo xamante ne kii na quoi genre baax na. Grand Matar la nga stop being some humble développeur man dëgg développeur lii rapportation la quoi ñëpp ay basketteur développeur léegi merci léegi moo tax na ba ma ñëwee genre ma ne ok bàyyi ma toog fii nii ok léegi ba ñu toogee foofu après tam suñu première année xam nga ñu nekk équipe boo xamante ne promu la ok ba pare ma def saison bu xam nga ñu def saison bu baax as a team xam nga ba pare man tam I did a right season I didn't like the season I did xam nga maanaam man def naa saison bu baax peut-être mais pour man baaxul woon si man saison bu ma def ok mooy comme lu ma lay wax rek mooy sama junior year kii college mooy que ni pour man sama standard mënoon naa def lu gën a baax loolu xam nga donc après loolu genre dama bëggoon sax jóge su équipe bi pour dem beneen équipe ok xam nga mais après année boobu noonu xam nga comme dama amoon tam relation bu nice ak président équipe bi xam nga ma woo ko ne ko dama bëgg jóge fii ok Grand Matar neen t'as joué un rôle vraiment important like ci seen levée équipe parce que yow am ne comme pilier central bi nga xam ne moo doon joué équipe bi ba équipe bi yegg fa mu yegg that's a fact waaw parce que année boobu noonu waaw maa ëppoon double si championnat bi xam nga ba pare we really had like a really good season xam nga léegi moo tax après ba ma ñëwee genre ma toog fa sama 3e année ok sama 3e année léegi ñuy jouer Pro A pour 2e année bi ñuy jouer Pro A xam nga léegi nag année boobu nag si laa def saison bu gën a baax you know parce que mooy li ngay wane ni rek année boobu noonu I led the league in rebound in like I was in blocks and in evaluation lépp yeah so like année boobu moom mën naa wax ni genre I made the all-star team and everything like was like in the best xam nga nekk si 5 meilleurs joueurs championnat bi affaire yooyu noonu yëpp xam nga mu nekkoon année foog naa mooy bokk na si année yu ma gën a marqué sama année professionnelle quoi xam nga mooy que ni instant boobu si laa commencé sentir ni que ni maa ngi jël beneen step comme jour xam nga ok yeah yow ci loolu laa la bëggoon dugalal benn affaire benn vidéo nga xool ko parce que vidéo lenn gënul like nice nga dajeeg joueur muy sa mbokk sénégalais moo defal la benn témoignage boo xam ne soit am nga ko yi ñaar ngeen daje compétir ngeen jouer parce que like ci li ngeen daj xam naa gars yi moom la ngeen leen photo dañ ko xamal bu ngeen leen vidéo I don't know what asalaamaaleykum ma gars yi asalaamaaleykum Ndim Youssou maa lay ziar ñëpp ñi kuy seetaan lii bi seetaan direct bi affaire yooyu noonu di ziar waa Rapatak Show di leen wax ne seen liggéey rafet na man lenn rek laa amoon lu may wax quoi mooy Ndim da nga invité Zor ba ma xam ne dañu invité Zor gars yi fi jaar yëpp ay ndaanaan lañ mais musuma ñemanteeg ndaanaan bu mel ni kii Youssou parce que jot nañoo laalante ma jot a xam mooy kan même bu dee si durée bu ndaw la ñu xamante affaire yooyu noonu sant naa quoi ndax am na lu ma ci jàng xam naa ne saa waay borom baax la fonk na li muy def ñeme na li muy def amul benn jour buy taseeg moom muy xel ñaar si yow malgré
joueurs yi koy bàyyi xel ndax loolu dama cay teg sama bët sama équipe dañ ko toogee di waxtaanee semaine avant match bi di ñëw man Youssou rek télé rek laa ko doon gis quoi affaire yooyu noonu mais saa boo ñëwee caractère bi mu lay wan affaire yooyu noonu doo ko yeb joueur la boo xam ne doo ko mës a yeb ci biir terrain du la parce que du la wan lu ñàkk fayda man boobu loolu la moo wan boog ci biir terrain bi jàngal ma ci lu bari affaire yooyu gars yi respecté ko mais xam nga rek basket la quoi des fois da ngay yaakaar ne nit ki nii mu mel ci biir terrain bi noonu la mel ci biti quoi alors que ne bokkul saa waay dañuy basket mu wan ma ci biir basket bi lu bari man dem ba na ñuy taxaw di muy sànni lancer franc man maa ne ma mën a ma concentré wul dama koy lii sax di ko sànni xel pour mu rater quoi affaire yooyu noonu man ma concentré wul léegi mënoo ci dara affaire yooyu quoi ma xam ni sax ay niveau bi mu nekk sori na sori goo xam ne macha allah non après ma commencé xam ne non Youssou mooy loolu quoi lu pare mu di ma conseiller man booy dama ma bàyyi Afrique lañ jógee mu ne boo ñëwee dëkk tubaab bi danga am image boo leen di wan ba ñoom duñ la yab yow yaay def loolu si sa bopp ma toog xoolaat bu baax ma ne non saa waay dëgg li ma wax dëgg la après man li ma gën a choqué mooy que ne mosuñoo xamante mosuñoo gisante à part li ma ko doon seetaan télé ma ci affaire yi naay si mu daan def affaire yooyu noonu biñ tasee laa xam ne kii borom baax la xaaruma woon sax un jour mu ñëw taxaw di ma conseiller comme ni ko ñoom malay defee Lamine Samba xantal may daa affaire yooyu bu ma tasee ñoom du may conseiller naa man booy nangam ak nangam affaire yooyu pour man doo ko ci woon fekk quoi affaire yooyu mu nekkoon geste boo xam ne geste bu rafet la te tamit en plus jour moom moo nekkoon jour boo xam ne si probé bi dama ko fawoon quoi parce que amul équipe buy tas ak moom ngay tëdd di nelaw sa xel di dal amul du cadre bëgg lu ko neex wala bëgg lu neex gars yi fi nekk affaire yooyu noonu non dama si teg bët boo nekkee si biir terrain waaye day saf sàpp mu Sénégalais amul dara dalay wane ne liggéeyam lay def bu match bi jeexee nag mu wane la ne doomu aadama bi moo taxaw di wax ak yow nga xam ne ni affaire yi moom nga sant yàlla la quoi te di ko remercier bu ko neexoon tey bañ ma xool affaire yooyu noonu mais booy bi Sénégalais ku nekk def liggéeyam après ku nekk ñibbi affaire yooyu noonu ma di rafetlu loolu quoi même bu dee lu ndaw si conseil yi ma jox jot naa ci jàng ba tey moom laay doxee affaire yooyu noonu di ko sant di ko remercier di wax Ndim merci beaucoup si affaire yeeg yooyu noonu kontaan naa tey bu la neexoon tey duñu agsi fii yëpp quoi bëggeel ma gaa yëpp maa ngi bëggee gaa yëpp waaw Youssou di la bëggee bu baax jaajëf. mën koo dégg mais dafa témoignage bu graaw la yi ñaar seen match yi ñaar bi ngeen dajee yi ñaar bi ngeen doon joué li ngeen doon lancé franc moom mu lay toll nga ko booy focusal booy concentré wu ci match bi booy léegi ak bi ngeen génnee conseil yi ñu ko wax as a like brother ñoo ñaar yi nga xam ne yéen a bëgg a jugéendoo Sénégal yi ñaar yi nga xam ne yéen a jugéendoo li nga ko expliqué di ko wax yëpp wax na ko parce que bu ko sañoon tamit bañ koo wax mais tamit li nga ko wan moo tax mu wax la loolu noonu mooy li grand Matar Ndiaye di wax naan la développé you so humble mais li ñu nekkee fii mooy Rap Attack Show ñu ñëpp ay basketteurs ñun ñëpp beneen side bi nga xam ne journaliste bi du loo ko laaj ni moom ngay développé fii moom ngay wax pour ñu ñëpp ñu mun cee am loo xam ne ci nit ñuy jëriñu mais yu après nan la demee nga décidé like move waaw après sama année boobu noonu pour man genre amatuma woon dara lu may prouver ci équipe boobu quoi xam nga mooy que ni gagné nañ fa championnat bi xam nga bokkoon naa ci meilleurs joueurs championnat yi pour man genre il était temps ma jël beneen step xam nga mooy jouer ci beneen niveau quoi xam nga te instant boobu tam xam nga pour man tam amoon naa chance bu rëy pour mën a jouer NBA encore xam nga ba pare genre wala jouer Eurocup wala Euroleague you know après nag si laa ñëwee ñu dem coupe du monde bi affaire yi noonu après si laa décidé dem Nanterre Paris pour jouer kii
pour jouer Eurocup. ok Yeah. léegi ci nga décidé dem Nanterre yow nga quitté club boo xam ne peut-être yaa ko yéegal division B yóbbu ko division A nga am yenn relation yoo xam ne am nga fa coach yeeg ñi fa xam ne nekk na fa après nga ni ok pourquoi pas bàyyi nañ seet leen loo xam ne moo gën a yaatu li nga xam ne moom nga nekk di dund mais après ci nga décidé dem Nanterre mais Nanterre ban esprit nga fa ñëw ak ban mindset nga fa amaatee pour ñëw parce que da ngay ñëw pour gagner n'est-ce pas right waaw ba ma demee Nanterre tam même chose ah même mindset là mooy que ni jóge naa coupe du monde ok xam nga te xam nga peut-être collectivement defuñu coupe du monde bu baax mais je pense que individuellement genre I did alright so instant boobu genre maa ngi gën a am confiance ci sama bopp you know ok xam nga moo tax te mooy dañoo jour lépp confiance la tant que yaa ngi am confiance ci sa bopp rek yaa ngi wóolu li nga entraîné rek genre da ngay jàpp ni dara teewu la xam nga mooy que ni fépp foo dem mën nga fa jóge instant mooy dem Nanterre ñu bëri ñu ngi ma naan bul fa dem ndaxte genre seen jeu duñ ko focaliser ci grand yi xam nga équipe buy sànni 3 points yu bëri la affaire yooyu noonu mais xam nga man bul def laay bañ man bu ñëpp ne droite ma jaar gauche xam nga donc genre moo taxoon genre ma gënoon bëgg dem Nanterre pour expérimenter leneen pour yokk sama expérience ci basket ba pare pour xam nga am beneen genre moo parce que confortable woon naa Cherbourg ba pare mooy que ne amoon naa fa confort bu ma neexoon toogaat fa yeneen 5 ans duñ ma naag chaque année dinañ ma kii jox lañ la war a jox jox duñ ma war a jox mais confort boobu noonu laa bëgg woon toog ndaxte xam nga nit dafa grave boo confortable rek après mën na la sa bopp waaw mën nga commencer di kii sa bopp genre ba am na yenn yu bëri yoo ko doo ko war mais boo demee Nanterre tey di xam ni beneen challenge nga fa am xam nga di nga gën a mën a focus ci li ngay def moo taxoon nag ma décidé dem Nanterre xam nga début saison bi nekkoon nag saison bu difficile pour ñun xam nga mooy que ni dañ ñëw foofu am 9 nouveaux joueurs ok xam nga war a jàng nekk benn waaw laa ñu war a jàng nekk benn ba pare man dama tardé kii bi yëpp genre préparation bi dama ko tardé premier match bi sax fekkuma biir France am na benn interview nga sa problème visa nga woon lijjanti parce que yaa ngi woon voilà exact boobu maa ngi jóge coupe du monde man na ma jóge coupe du monde ba pare soo ko ñëw pour lijjanti sama affaire visa te instant bu ma koy lijjanti gars yi ñu ngi joué préparation yi man premier match bi sax ba ñuy joué suñu premier match championnat mi ngi ma fekk Sénégal man deuxième match bi laa ñëw 2 jours avant match boobu en plus ñoom Amady sax nañu waroon joué genre ñoom Amady nañu waroon joué samedi man jeudi laa ñëw France war a jouer samedi ci équipe bu bees boo xamante ne xaw ma coach bi xaw ma joueur yi xaw ma kenn. loolu nan la demee sa mindset bi nga ñëw indi ko as a player nga war a ñëw adapté wu ci benn new situation bu bees nga nekk joueur boo xam ne joueur challenge nga. fépp fu la nee bul def yow da ngay defi. bu ñu la nee noo toogal nga fëgg table ni damay jouer bu ñu la nee nii nga ni noo baa ma dem parce que like that's the same mindset you got premier jour bi nga xam ne pick up nga basketball mooy lu coach bi wax laa ci interview boobu. chaque jour da ngay bëgg a améliorer yegg mais ñëw nga gis nga beneen obstacle bu bees tous les joueurs de basket vont vivre cela ñëw nekk ci équipe bu bees xamuñu kenn léegi yow lii nan nga adapté woo ba mën a feel comfortable to this waaw parce que lu ma adapté woo mooy que ni genre lu ma gën a may chance mooy ba tey maa ngi championnat de France ok mooy que ni xam naa Nanterre nan nañuy jouer xam nga même bu ma ñëwee sax bu ma gisee plays yu ñuy ren dinaa fàttali ko ni plays yi ni scoutoon nañ ko so xam naa lan nañ bëgg def fii ak lépp donc affaire yu bëri du ma kii genre dinaa si peut-être du ma si xam lu bëri mais dinaa si xaw a jàpp dinaa si fàttaliku yenn yi ñuy def lay xam naa nan nañ bëgg défendre pick and roll bi xam naa ko parce que joué nañ ak ñoom plusieurs fois xam nga genre affaire yu bëri xam naa ñoom nuñ koy defee donc moo tax ba ma ñëwee genre si 2 jours yi avant ñoo joué xam nga dañ ma wan quelques plays rek coach bi daf ma ne comme que yaa ngi soog a ñëw dañuy limiter lu ñuy joué quoi plays yu ñuy joué mooy que yow jéem a jàpp 5 plays yi te saa yoo duggee si terrain bi fii rek la ñuy joué ba ngay génn xam nga moo tax tam sama premier match dama ñëw def match bu baax mu surprendre ñëpp xam nga ndaxte genre dañ naan ok kii mi ngi soog a ñëw ba pare genre adapté wu nii si équipe bi def li waaw mais looloo taxaw rek mooy que ni coach bi instant boobu mettre na ma confortable xam nga ba pare genre
en plus ñuy joué lu ma may saa mooy ñuy joué ak Amady nga xam ni man ak moom a nekkoon y a même pas 3 semaines donc xam naa lu mu bëgg a def ak lu mu bëggul voilà di nga xam noo koy défendre ak affaire yooyu noonu yëpp xam nga. je pense que photo bi ci Amady la ci ginnaaw bi. waaw Amady la ci gannaaw. ok yeah donc loolu moo ma si gënoon may chance quoi mais après genre xam nga lu ñu doon jouer Eurocup be kii doo am temps entraînement bu bëri. si équipe bu ñu miinanteegul moo tax genre suñu début saison bi dañ doon struggle lu bëri. yeah mais après nag avant Covid bi di am moom ñu commencé di jouer bu baax. yeah yow ci loolu laa lay dugal like sa highlight bi nga am bu GB Bull ak bi nga am na so gars yi xool fenn ñu développé. yeah mu nekk moom mooy All Star game bi la woon di All Star game bi la woon Bercy. Madiop nee na équipe bu ñu war a jouer yow du nelaw. Madiop siyaaral ma ko bu baax. yeah. mu ne ñoom seen équipe bi ñu day yow coach bi guddi gi yëpp doon xool yow nan lañ lay défendre. ndeysaan. Madiop borom baax la. non borom baax la borom baax. yeah. borom baax la. te borom baax donc mooy accepté di seedeel li génn affaire bi naa waay waaw loolu moom dëgg la lu leer. reproduction lañ def quoi ñu ñëpp famille la ñu ñëpp benn. waaw. te ñu daanu. mais nag may woon affaire yoo xamante ne xaw ma sax kañ laa ko gëj a gis. non xam naa affaire yi nga ñu ko gis yow bagage yi nga ñu ko gis. non affaire daal bu ñu ko dugalee peut-être laa koy gis nii après jeex na wala ñu yónnee ma ko ma dugal ko sama Instagram après. fàtte nga ko. waaw fàtte naa ko. mais Matar est-ce que du ma bàyyi moom li nga bëgg ma wax du ma ko wax de. non instant xam naa nangoo wax instant mooy loolu quoi li ngay kóobu. Matar lu mu bëgg ma wax mënu ma ko wax fii sax. non gannaaw Matar laay dugal ma wax ko. buy wax may wax. non grand Matar mu lay dugal. buy wax may wax xam naa ne instant yii moom ngay xaar mu wax. boo paree wax ma mën ma dugal la quoi. comme ça nga yow mi nga xam ne yaay agent wu. nga mooy shout out to Bouna too man. A1 Sport xam nga. he's getting us right man xam nga moo ñuy entraîné fii nii Sénégal te vraiment mi ngi def job bu rafet quoi xam nga. extraordinaire parce que man chaque fois. bu ma paree woon saison bi rek États-Unis laay dem entraîné wu bi mooy première année bu may entraîné wu Sénégal te vraiment amul lenn lu ma si regretté wala loo xamante ne dama ko doon def États-Unis te defuma ko fii xam nga au contraire mun naa wax ni sax dafa yokku xam nga te lu ñu bëgg mooy bépp basketteur bu fi nekk xam nga muy góor wala jigéen wala sportif en général la xam nga boo bëggee mën nga dem at A1 Sports like underscore PT xam nga pour kii ak moom mu entraîné parce que vraiment mi ngi def job bu rafet xam nga jeune sénégalais xam nga affaire bu nice vraiment. non Youssou mi ngi def affaire bu nice parce que maa ngi suñuy waxtaan parce que dama bëgg ok ma waxee ko fii dama bëgg bis bu ñu demee Sénégal ñu organiser like benn summer section boo xam ñun basketteurs yi ñëw ci la ñuy daje. ci centre moom mu entraîné ñu parce que li muy def Sénégal c'est quelque chose like dynamique quelque chose boo xam ne affaire bu première la moom mi nga xam ni moo yor centre boo xam ne day développer joueurs yi wax leen like li ñu soxla ci basketball as a player ñu koy def donc maanaam ñu ngi waxtaan dañ def benn reportage show boo xam ni am nañu reportage show yoo xam ne ay match la yoo xam ne dañ koy créer biir Sénégal ñoom Grand Matar gars yëpp ñu ci biir ñoom Amadou et en même temps dañuy def ay séances d'entraînement yoo xam ne dañ koy def coach yi jàppale ñu ñëpp jàppale ñu nekk ensemble di entraîner together di def everything together as a player donc mi ngi def job bu nice incha allah ko yaa ñu ngi reportage show yeah you
ñu Yeah. développé ñu ngi Nanterre ba léegi instant yii nii mais dama bëgg ñu def transition Nanterre fii nii ak équipe nationale ok équipe nationale Sénégal so ci dañuy dugg like nga développé like sa première sélection équipe nationale like rêve bi en équipe nationale sachant que like sa yaay jaar na équipe nationale sa famille mère jaaroon nañu équipe nationale yow ba njëg nga doon am like bi nga njëkkee so like maillot national waaw ba ma genre ba ma amee bañ sama première année buñ ma sélectionné équipe nationale genre sama xel si lu mu njëkk dem mooy que ni genre genre dama nar a bokk ak team encore ak góor gi ak mboobo xam nga genre sama xel si loolu la njëkk dem genre tey mu neex genre ñooy bokkaat équipe affaire yooyu noonu léegi màgg nañ te chaque fois loolu dafa nekkoon benn affaire bu ñu daan waxtaanee quoi mooy que ni genre dinañ dem ba ñun ñetti ñëpp di jouer équipe nationale chaque fois dañ daan wax loolu ba tey jii nag loolu am xam nga mu nekkoon affaire bu ma marqué ba pare tamit nga xalaat sa famille xam nga tey jii nii sama pap nga xam ni genre ba ma nekkee si basket ba tey genre mën naa wax ni moom mooy sama premier motivateur xam nga merci mooy que ni lépp lu am moom moo ma koy yónnee ay articles yoo xam man du ma ko sax gis xam nga xam ni kii mi ngi topp sa carrière quoi xam nga mi ngi lay suivre bu baax tey jii ñoo ñëpp dama lay xalaat ne tey bu ma leen annoncé ni genre woo nañ ma pour ma jouer équipe nationale xam nga ak sa xarit yi nga bokkal ko ñu noonu dinañ si kontaan trop nanga moo tax affaire bu ma marqué woon la te kañ la ma gën a marqué sax mooy afro basket bi bu ñu joué Sénégal xam nga gis sa famille gis sa xarit yi genre nga xool terrain bi xam ni genre nit ñi ñëpp presque ñu si bëri xam nga leen quoi waaw te mosuñu am opportunité seeta mooy lu ñuy gis rek mooy Youssou Ndoye basketteur la xam nga affaire yooyu noonu ñu ngi koy ñaanal jàmm mais mosuñu am opportunité seet comme man joué ma championnat Sénégal mosuñu woon am opportunité seetaan ma en direct genre mooy jouer live seen kanam moo taxoon loolu moom mun naa wax ni moom si lu ma gën a marqué sama carrière si la bokk yeah that's great Youssou nga ñëw like muy sa première année like nga ñëw def année yoo xam ne année extraordinaire la bi Sénégal mais like tamit muy nga ñëw mu nekk beneen ambiance bu bees beneen concept bu bees sélection nationale au moins am nga yéen xam nga boobo xam nga ñoom moo fay xam nga gars yu bëri ñoo xam ne yéen a bokk si wala tamit say grand la ñu wala xamante ngeen mais ñoom naka lañ la jàppalee ba nga commencé adapté wu ba commencé sentir sa bopp ci game bi waaw man nag sama question équipe nationale loolu moom ko gën a yombal ok mooy que ni dama ñëw presque xaaju équipe yëpp xamoon naa leen ba pare ok mooy que ni xam naa góor gi xam naa boobo xam naa Mohamed Faye xam nga xamoon naa Malay xam nga xamoon naa Ibrahima Thomas xam nga Amady peut-être miinantewuñu woon noonu mais bu ñu rombantee dinañ nuyoo tey dinañ kaf reetaan xam nga xamoon naa Cheikh Mbodj presque donc équipe bi yëpp presque ñoom ñëpp xamoon naa leen ba pare waaw donc bu ma ñëwee day transition bu yomb la doon nekk looloo gën a yombal sama transition équipe nationale moo tax dama ñëw rek bokk xam nga mooy amul woon ay rusante wala dara genre presque xamante woon nañ yàgg nañ jouer ensemble affaire yooyu noonu yëpp so loolu nekkoon loo xam ne moo lay facilité like yenn affaire yu bëri like biir équipe nekk ak gars yi di dóorandoo mais Sénégal yéen fa exploit bu gaaw bi ngeen ñëwee Sénégal ak passion bi nga xam ne doon ngeen fa jouer public bi ñëw sa papa ñëw sa yaay ñëw mais instant yaa ngi expliqué li ngeen doon yëg mais Youssou donc ok on est des basketteurs on sait like les real facts like we have to do mais équipe nationale Sénégal lan moo leen manqué waaw man amoo loolu moom question boo xamante ne gars yi dañ koy posé rek lan moo ñu manqué man lu may njëkk wax problème numéro 1 bu ma xaar du problème sax mooy peut-être du ñu manqué lu si njëkk mooy peut-être amaguñu chance su gagner merci xam nga man loolu laay wax ndaxte bu ñu xoolee talent rek genre de 1 à 12 xam nga munoo ma wax benn équipe bu Afrique de 1 à 12 bu am talent bu Sénégal am genre it's not even possible xam nga te tey jii man lu may wax chaque fois mooy
tey di suñu génération bii nii genre talent bu ñu am genre bu ñu gañewul afro basket bi rek gâchis la quoi mooy que ni genre weekend I'm gonna feel like que ni we failed am na lu des. waaw genre we failed like in our career with the national team parce que talent bu ñu am there is no way that duñu gañe like mënuñu gañe ndaxte lépp am nañ ko xam nga lépp am nañ ko peut-être ay quelques kii moo ñu manqué mais dara loo xamante ne ni mënuñu ko fixer xam nga amul dara lu ñu manqué loo xamante ne tey jii nii c'est impossible à fixer maanaam peut-être dina am ay détails c'est chaque fois affaire yooyu noonu mais tey jii man gëm naa ni tey bu ñu defee lépp lu ñu war a def joueurs yi def ko staff bi def ko ñëpp def lu ñu war a def genre pour CAN bii nii di ñëw comme afro basket bii di ñëw pour man genre we have a real good opportunity to win man xam nga te loolu la ñuy ñaan yàlla parce que man tey jii nii trophée yu mu mës a am yëpp si basket gagné woon afro basket bee ma ko gën a waaw je pense que like loolu mooy li jour bu nekk lu muy ñaan sol maillot Sénégal représenté ko say parents ñëw gars yi nga xam ne ñoo la dalal sax ci ñëw ñëpp ñëw gars yi ñëw bëgg la so li nga leen mën a offrir le plus cher like mooy jox leen like coupe bi ñu xam waaw kese te tey mooy moo loolooy tax sax tey jii nii nit ñi fàttaliku la ndax tey jii nii foo wax Grand Matar Ndiaye foo wax Cheikh Mbacké même boo leen xamul sax di nga xam ni mooy génération boobu noonu ñoo gagné woon ñoo mujjee gagné afro basket 97 te man loolu seetaanu ma ko fekkee ma ko mais wax ji da nga koy dégg chaque fois da nga koy dégg maanaam nit mën na bañ a xàmmee tey kanamu Matar Ndiaye sax mais boo ko nee Matar Ndiaye rek dina xam laaj yow kan ngay wax te loolu gagné rek moo koy def jël deuxième du ko def jël troisième du ko def xam nga ndax tey jii gagné rek mooy ngay mën a mooy tax tey jii nga mën a genre marqué mooy mën a genre affaire yu des ci esprit nit ñi. Youssou lan nga xalaat ci coach bu bees bi mooy coach Boniface ak Grand Matar. waaw coach Boniface waaw moom ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp au passage xam nga te je pense que man miinanteewu ma ak moom noonu mais xam naa ni coach bi am na expérience ba pare ancien joueur la genre xam na struggle yu am équipe nationale xam na lu baax lu fa am xam na lépp lu fa am xam nga tey jii nii chaque fois surtout man chaque fois bu ñu jëlee coach boo xamante ne ni sénégalais la rawatina koo xamante ne ancien joueur la xam nga mu am expérience en Europe NBA et tout da ngay xam ni genre ñi ngi jël benn pas à l'avant xam nga mooy que ni tey jii nii ñi ngi préparé wu pour prochaine coupe d'Afrique bi nga xam ni genre 2021 la te tey jii am nañ largement le temps loo xamante ne tey jii nii yu bëri yuñ daan ñàkk def tey jii nii mën nañ ko def xam nga mooy bi pa warul am benn excuse incha allah xam nga te lu ñuy ñaan yàlla rek mooy ñu gañe ko xam nga ñu gañe ko ba pare nag balaa mu doon neex sax nag ñu organiser Sénégal organiser yëpp incha allah. ok léegi ak gars yi ñu ruubee fii sa gars yi nga nekkoon dañu ana ibuprofène bi. ibuprofène bi il faut moom mooy wax loolu te daa tiitoon de jour boobu ba pare di bandi lu fii. yow. ndax xam nga coupe du monde bi ñoo bokkoon néeg man ak moom. léegi ay 3 jours avant match yi rek. sama tànk bi da doon metti quoi ñu jox ma. docteur bi jox ma ibuprofène te man dama allergie garab yomb aspirine yëpp xam nga jox ma ibuprofène bi man naan ko rek dem tëdd rek sama kanam bi yëpp neew yi sama bët yi neew yi il fay ama ma yee Ibou Faye ne ko demal woo docteur bi ne ko sama bët yi day metti il fay ñëw xool ma rek daw na ma lan la lii la ni yow non ibuprofène moo tax gisoo photo bi ngeen dugal noonu. xam naa photo bi ngeen jaay dugal. voilà gis nga boo xoolee sama bët yi def seen neew yi ba mel ni boxeur buñ dóor noonu ba pare. non yow kañ comme kuñ kaw te xaaral may at gars yi photo bi gars yi xool. yeah I swear man
mënoo bëggoo gars yi kenn dugal photo bi fenn. non photo bi kañ gis nga sama bët yëpp a neewi sama kanam bi lépp a neewi woon kañ te ay 3 jours avant nañ waroon jouer ay 3 suñu jours premier match. yeah. Youssou mooy li ngay expliqué nii rek Sénégal moom suñu dëkk ñoo ko moom. et politique bi xam ne gars yi teg nañ ko ba di jour gars yoo xam ne ay jour lañ foon fa lañ jaar xam nga ñoo gën a xam like problème bi nga xam ne moom la ñuy dund. ñooñu mu ñu def lu jàppal leen nekk seen ginnaaw. et accompagner leen le plus qu'on peut ba ñu mën a atteindre laay but yi nga xam ne ñoom am nañ ko. donc ci loolu laay génne équipe nationale. est-ce que yaa ngi dégg ñu waxtaan ci sa prochaine équipe bi nga xam ne ci ngay dem muy Espagne. mais Youssou lan moo nga choisir ACB. waaw ACB bi nag genre mooy comme nu ma doon wax sànq rek que ni NBA bi nekkul woon kii genre nekkul woon rêve objectif la woon wala photo bi mi ngi waat nii de genre. comme noonu la meloon quoi mooy que ni genre man chaque fois dama doon wax que ni ACB la joué parce que chaque fois dañ lay wax que ni genre boo nekkee si Barça di nga xam ne que ni ACB mooy championnat bu gën a élevé Europe. xam nga après ay France Turquie affaire yooyu noonu mais ACB mooy number 1 léegi chaque fois man comme que man damaa bëgg football te Barça moo nekkoon sama équipe. chaque fois dama doon wax que ni genre soit NBA laa bëgg jouer wala ma dem jouer Barcelone. xam nga léegi nag moo tax nag ba opportunité ACB bi ñëwee. dama ne dama koy jël pour mooy lu may wax rek ba tey topp genre lu ma tracé woon ba tey moom laay topp rek. genre ba tey bàyyi ma ko mooy que ni genre xam naa ne Séville équipe bu baax la xam nga dañuy jouer ACB xam nga am opportunité pour jouer ACB année prochaine moo tax ma ne pourquoi pas ma dem encore essayer beneen challenge xam nga dem si beneen dëkk foo xamante ne miinuma championnat bi wala dara pour gën a yokk sama expérience si basket. that was great nga dem Barça chaque jour mu nekkoon sa rêve xam nga affaire yooyu jàppal baax parce que dama gis ne yow sa dream ngay topp li nga bëgg ngay def. right li nga sentir ngay def. xam nga mooy lu ñuy wax mooy que ni liggéey bu gën a neex si àdduna mooy liggéey bi ngay bëgg ba pare ñu la siy fay xaalis. merci. xam nga mooy que ni ngay def li nga bëgg ba pare ñu la siy fay xaalis te tey jii nii moo tax chaque fois rek man xam nga loolu rek laay topp mooy que ni li may def nii dama ko bëgg. xam nga te maa ngi si gagné sama vie. xam nga di si dimbali sama famille ak ñëpp. xam nga te tey jii nii loolu la bépp nit di ñaan. mooy que ni tey mooy parfois léegi lu ñu gën a sonal mooy que ni surtout pour les jeunes. mooy que ni léegi dañuy dugg si sport bi pour yeneen objectif. mooy que ni duñ si dugg parce que dañu bëgg sport bi wala genre dañu si bëgg tekki genre li ñuy xam leen si. mooy que ni tey jii ñu bëri lu tax ñuy def sport léegi mooy. fame bi. like they just do it for the fame. okay. mooy que ni when you play sport like people gonna know who you are like you're always gonna be around and stuff like that te affaire yooyu boo ko jiitalee rek après mën na la yàqal lu bëri xam nga si li ngay def mooy indi gaaw a doylu bi. xam nga mooy tey jii boo tolloo si benn stade bii rek. genre am na lu bëri loo xamante ne ni genre day tax dootoo ko bëggati def. xam nga te loolu affaire bu ñu war a bàyyi xel la mooy que ni nit boo amee si objectif. da nga war a patience li ngay def. ba pare topp ko genre bañ a décourager. xam ni dara jugul la sotti si àdduna. merci lépp da nga koy topp. lépp dañ koy topp di ko topp genre amul bàyyi bul mës a bàyyi si li nga bëgg topp si rek ba nga xam ni léegi nag mënatoo. nga xam ni fii nga mën a yem. nga yem foofu loolu boo ko defee doo mës a am regret sa àdduna. non mooy que ni après di nga xam ni tey jii nii yow def nga li nga waroon def. xam nga léegi amatoo leneen looy prouver wala looy regretter ndax xam nga ni fii nga mën a yem ndaxte ku nekk ak sa wërsëg. xam nga ku nekk ak li nga mën a am tey jii am na ñu fi dàq basket fuuf te mënuñu sax am contrat professionnel.
xam nga mooy moo tax tey jii nag bu la yàlla mayee yenn kii ni yenn wërsëg yi ba nga mën a nekk xam nga si yenn niveau yi lépp loo mën a def rek mooy que ni you gotta lead by example xam nga tey jii nii yeggaleel waaw mooy lead by example bi mooy xam nga ngay xam nga newuñu la nga parfait ndax nit ku kenn mënul parfait mais ngay def loo xamante ne ni ba kenn du la si xeeb xam nga ba kenn du la gis ne la cim te loolu lu jeunes yi war a bàyyi xel la you know même ak ñun ñi sax conseil bi nga jox gars yi je pense que mooy conseil boo xam ni ëpp na ay millions nga may ko nit right nga xam ni nii la nit mën a nit muy li muy dund mu wax ko nit ki ne ko yoon bi kat baax na nit ñi nag kenn ku nekk ak sa yoon bu différent mais des fois mun ngaa jël sa yoon am yoo ciy wàññi am yoo ciy yokk ba mun a yéeg fi nga yéeg mooy li nga wax si bëri mais question bi gars yi dañu ko bëgg a posé Grand Matar nee na moom daa dem ñaw yére bu nice jënd ko nice nee na kañ ngay takk jabar Youssou léegi rek yàggatul léegi rek ñaanal ma rek grand mag mais yow boobu ba léegi rek laay dégg nga wax quoi mais wax nga gars yi non mais léegi nag léegi di yàggatul de léegi rek grand mag après naa la jël si suuf jox la date bi yow léegi kon Grand Matar bi ñu jox date bi naa ko jox date bi waaw mais ñun nag doon jox date bi non mais pourtant c'est la famille Youssou secret dañ koy def secret quoi non privé dañ koy def privé non c'est la famille yow ñu ñëpp ay basketteur ñu war nañoo mën a ñëw non wóorul aw ma nag lekk bu leen kii yëpp da nga basketteur dañoo mën lekk damay bañ lekk bi bañ a doy quoi mais yow du nii de yow yaa ngi nii doon dem mariage ak lépp di dem mariage yu jàmbur yi est-ce que du dem mariage yu bëri yi moo lay sax est-ce que du yooyu lay dem mariage yu bëri bi daa mel ni baaxul de yaa gars yi ni ngeen doon def dem mariage mais yow au moins la yow booy takk jabar war nga bëgg dem non dañu léegi rek incha allah naa leen ko yëgal yéen ñëpp waaw waaw loolu dara mais yow amul problème je pense que là instant yi nii projet social yi nga def gars yëpp xam nañ ko ci Sénégal li ngay jàppale nit ñi gars yëpp xam nañ ko li ngay taxawoo Grand Matar mi ngi lay sànni xeeti suuf naan la gisoo góor gi mi lay mbarak góor gi seen photo bi yàgg na trop yàgg góo ak boobo ak sama copain trop non gars yi moom xam nga góo ak boobo moom they really my brothers man I love them to death xam nga ndax dañu dund affaire yoo xamante ne mënuñu ko remplacer suñu àdduna xam nga te ay affaire yu nice quoi moo tax am na yoo xamante ne kenn mënu ko wax you know mais xam nga I love these guys man I know même góor gi mi ngi ci liste Rap Attack Show bi xam naa ñu koy bàyyi mu gën a yembali ak laay gars yi seen saison ba ñu am ñu woo leen ñu ci biir pour uniquement jàppale xale yi moo tax ñuy def li teg plateforme fii ñëpp ñëw ñëpp adhéré ñoom Grand Matar ñoom góor gi ñeneen ñi nga xam ñi ci ginnaaw di pousse chaque jour pour uniquement basket bi développé ñu ñëpp ñoom suñu plateforme boo xam ñoo ko bokk suñu bopp mais côté social bi jox mooy ñi nga xam ni yaa ngi koy jàppale jeunes yi yaa ngi koy jàppale Sénégal yaa ngi jox seen gars yi bu ñu soxlaa nga def ko Grand Matar la wax léegi nee na am na facture courant yu bëri yoo xam ne fay nga ko ci rebond yi nga xam ne jël nga ko non xam nga affaire sociale moom mooy lu ñuy wax xam nga baax nit da koy judduwaale merci nga mosoo gis ku bonoon jékki-jékki rek baax xam nga te tey jii nii boo nekkee si kër xam nga gis sa papa ak sa yaay lu ñuy defal nit ñi affaire yooyu noonu rek affaire yooyu yëpp day tax tey jii nii yow boo màggee mënoo def leneen lu loolu xam nga ndax tey jii nii lépp looy def rek boo nekkee xale day refléter après si sa papa ak sa yaay mooy que ni say parents lay refléter chaque fois tey jii nii bu fa say parents defee loo xamante ne baaxul tamit boo defee lu baaxul dañ naan si parents yi la ko gisee bu ñuy def lu baax boo defee lu baax dañ naan si parents yi la ko gisee xam nga te tey jii nii bu ñun ay ambassadeur nañ mooy que ni tey jii bu ñu yàlla jàppalee ba nga mën a def dara rek ak lu mu mënti doon ak prix bu mu mënti doon muy nga yëkkati sa 100 francs jox ko nit nga yëkkati sa 1000 francs jox ko nit xam nga wala nga yëkkati say millions jox ko nit lépp geste bu lépp social la xam nga mooy que ni yow li nga am yaa ngi koy bokk nit ñi xam nga tey kenn waxu fi kenn mu jël loo xamante ne amu ko xam nga
wala nga def naka sa duna pour dem jàppale ni pour ñëw ne kii kat mi ngi jàppale nit ñi ndax lépp looy def rek da nga koy def te yàlla tax xam nga ndaxte bañ koy def du seetu ñu si recognition wala seetu ñu si pour ñu ne ñu yaa baax wala dara ndax tey jii nii genre yaa baax bi neex na torop mais lépp rek mu nekk si yoon xam nga mu nekk loo xamante ne ni genre sa biir xol nga koy defee defoo ko ngir nit defoo ko ngir dara xam nga te comme tey jii boo gisee léegi jour yu bëri ñu ngi koy def xam nga te xam naa ni peut-être am na ñoo xam ne ñu ngi koy def te kenn gisu ko am na ñoo xam ne ñu ngi koy def ñëpp di gis comme tey lu góor di def kenn mënu ko fay si loolu merci xam nga yàlla rek moo koy fayal boppam merci ndax tey jii kuy jël ay milliers de doomu aadama di leen dimbali xam nga si lu nit ñi xam ak lu ñun ñi xam xam nga loolu kenn mënu ko fay ak yeneen jours yi koy def xam nga ay Sadio Mané ay yeneen jours yoo xam ñu ngi koy def te kenn xamu leen mais loolu exemple la si ñun ñëpp xam nga mooy que ni tey jii ku nekk collège yi waaj a jëm jeu de professionnel wala ngay def leneen genre lii affaire bu la war a motiver la nga nekk genre ok man bëgg naa yegg fii bay def lu ñii di def moo tax tey jii nii am na si yenn yoo xamante nit ñi di ko téléviser wala dara juste genre source de motivation la mais du pour wane ni maa ngi def dara maa baax la wala du pour dara mais da nga bëgg tey ji motiver sa yeneen morom pour ñuy def la même chose xam nga loolu la rek c'est quelque chose à respecter juste like giving back bi nga xam ñun ñëpp ñu ngi koy def ñu koy essayer nekk xale nekk mag Rafetaction plateforme boobu loolu teg pour mën a jàppale ñi nga xam tam ñu ngi Sénégal muy terrain muy lépp loo xam ne mën nañ ko rek boo demee Sénégal ñu ñëpp ñu xàccandoo di dóorandoo as a basket loolu tax ñu teg plateforme bi loolu tax ñu ñëpp like di initier wu di def ay action kenn ku nekk li muy def benn ñu boole ko def loo xam ni lu mag la pour ñun ñëpp gars yi mën ci gis seen bopp yu ci loolu laa lay dugalal lay like vidéo bi ko bay gën nga ko dégg yo what up you hey man bëgg profiter ci occasion bi rek di la féliciter di la encourager to let you know that I'm super proud of you man your hard work dedication moo tax nga yegg fi nga yegg nii tey ñuy ñaanal mu gën a kawe xam nga lépp loo bëgg ci basket bi yàlla ak ci sa life en général yàlla sottil ko xam nga miss you bro and hope you're doing great. trop. non Daniel. wax na lu naaj ci vidéo bi ni ko gis ba ma ko dugalee YouTube incha allah montage bi nga xam naa ko ci def. mais saa yi dafa amoon ok dafa buddi bañam mais daa décidé wax pour yow. ndeysaan mu nekk loo xam ne that's a big thing. like mu defal la ko pour yow. pour gars yëpp. good guy man good guy. good guy great guy. yeah. yéen a ngi dégg son bi léegi ah. man ba tey dégguma ko. Ngom Zé. incha allah like dinañ ko dugal nga jot ko mais you ñu bàyyi la nga tàggatoo Rafetaction def nañu 2 heures de temps yoo xam ni waxtaan nañ sa carrière. di la ñaanal yàlla fi nga jëm mu nekk like fi nga xam ni moo gën sew. di la ñaanal yàlla temps bi nga xam ne gars yi yeneen koy atu mu gën a yomb ci yéen. donc incha allah vidéo yëpp muy vidéo coach Idy muy vidéo Majow ak yeneen vidéo yi nga xam ni muy paa bi muy mère bi yeneen ak yeneen yëpp dañ ko dugal ci YouTube bi parce que bu maa teg fii la donc foog ma teg incha allah dinaa ko teg pour gars yi mun koo am dem na ngeen abonné ci page bi ngeen partager max de partage ñu bàyyi la nga tàggatoo bro kontaan nañ trop community and you know just shout out to Bouba Kassé man Aboubacar Kassé ok xam nga ñoo bokkoon nekk si xam nga a great guy man xam nga koo xamante ne basket moo tax mu dem NBA xaw ma mu dem États-Unis mais genre peut-être basket bi kiiwul genre doxul comme nu mu waroon doxee si moom mais basket boobu tey jii moo ko indi loo xamante ne naaw like he's a young entrepreneur xam nga yor société boppam nekk États-Unis di liggéey juste pour wan ne que ni du si basket bi rek nga mën a tekkee xam nga am na yeneen affaire yi nga mën def yoo xamante ne basket outil de travail la xam nga mooy que ni am na yeneen affaire yu mu la mën a ubbil yeneen buntu yu gën a rëy yu mu la mën a ubbil xam nga mais genre pour wane ne rek bul focus si basket bi rek genre foog nga xalaat leneen genre sa vie après basket xam nga
te ndax affaire yooyu dafa important du ñëpp ñoo mën a tekki ci basket bi mooy lu ñuy wax genre I don't know like less than 1% of the people who play college play professional. Yes. xam nga mooy que ni tey jii nii du ñëpp ñooy am opportunité pour jouer professionnel mais li ngay jàng noonu collège xam nga moo tax chaque fois nit ñi daan ay ngay jàng ndaxte lii moo tax quoi tey jii nii mooy que ni sport bi mën na bañ a dox jàng bi sa jàng bi nga jàng yóbbu la feneen xam nga xam nga ñi ngi remercier ñëpp xam nga si plateforme bi xam nga ñuy seetaan Rap Attack Show bi xam nga di leen wax bonne continuation te yàlla na affaire bi dem ba law kanam ba ngeen am ay millions of followers man xam nga te xam nga di remercier ñëpp and merci man final ma dem sangu ji entraînement nañ jógee géej nañ jógee sanguwuma sax ñëw toog fii wax rek I know like maa nga jógee dagg lu bëree bëri pour ñëw uniquement wax ak gars yi pour ñëw uniquement wax plateforme bi mu nekk loo xam ne lu rëy loo si tamit muy Boubacar Sall moom laa commencé ci commencement bi ñu lay xaar maa ngi expliqué li muy def Sénégal li muy def en muy Aliou Mboup mi ngi def la même chose ñoom ñëpp Aliou Mboup Rap Attack Show ñoom ñëpp dañuy ñëw wax bu Naama Keita man gaa yëpp Habib Ndoye everybody man Buna, like everybody, man. Shout out to all my famous, man. Mais Youssou ndeke boy si kaam nga yow. Buma, man Sacré-Cœur laa dëkk. Moo Grand Matar di la mbalak yu lay Matar moom tamit. Sacré-Cœur laa waaw ama Grand Matar. Grand Matar moom tam xam nga like ku joué lu bëri si sama carrière la xam nga. Ndaxte tey jii nii lu bëri moom moo ma ko jàngal mooy que ni en matière de business wala xam nga sama premier contrat professionnel. moom la jaar ba ma signé ko. kon koo xamante ne la mënuñu ko fay la xam nga. te he's a great example xam nga si basket Sénégal bi. xam nga and not even that ba pas à part basketball sax mais he's even like a better human being man xam nga mu nekk sama grand bu baax daf ma nu ma sonalee nii la noonu laa ko sonalee man tamit mais xam nga. ñëpp ko just that's the love xam nga tey jii nii. yombul tey ji nga nekk grand gars yi ba pare grand ñëpp booy ñëpp jàppee la comme seen morom. ama ça veut dire que ni am na lu baax looy def si dëkk bi moo tax. ama shout out to him man. te muy affaire bu rëy mu Grand Matar di def lépp chaque jour mi ngi Rap Attack Show mi ngi soutenir plateforme bi moom lañu njëkk a invité ci la bokk. mu defar la waa Sicap plateforme boobu chaque jour moom lay prôné mi ngi expliqué. anecdote yi mu amoon ak waa North Carolina ba ñu dem like Sicap dem di xool fi mu dëkk tëdd ci lalam loolu noonu yëpp ci représenté like fi mu dëkk ak problème moom na ko donc gars yi copain Vince Carter la copain Vince la ñoom ñaar lu ma leen xamal moo ko waxee non mais may ñu ci benn ñu tëj ak moom mi ngi lay yóbbu sànq ba léegi non kon daf may bloqué mais Youssou kontaan nañu ñu baale ngeen sangu ji yeah, thank you, bro. I appreciate it, man. Anytime, you're fun, inshallah. All right, bro. It was fun. All right, respect. Yeah, you. Begin my guy, no bobo. Yeah, you didn't go dick. Yeah. You. All right, guys, that was Rap Attack Show today. Rap Attack Show, I'm intéressant like as the show, I'm like jàngat Rap Attack Show bu neex je pense like plateforme ni ngi nii Rap Attack Show la mooy Instagram page bi après live yëpp fii lañ koy décentraliser parce que suñu page kenn ku nekk après fii la ñuy am accès bi nga xam ne am nañ ko muy Rap Attack Show muy page Instagram bi muy website bi mi ngi nii muy page like YouTube bi après ci foofu la ñuy dugal vidéo yi nii ak montage yi nga xam ne témoignage yi nga xam ne gars yi def nañ ko muy ñoom coach Ili muy ñoom Madiaw muy ñoom like gars yi ñoom ñëpp so bi respect à vous abonnez-vous soutenir leen page bi soutenir plateforme bi comme d'habitude ñoo ko moom en tant que basketteur bu ñu sañoon ne bu ñu ko def wala jour lañ wala affaire yooyu noonu jàppal baat mais Youssou dem na te tegalu ko ma ko highlight équipe nationale donc ba may leen ko yéen ngeen seetaan ko ngeen seetaan highlight équipe nationale bi après ma quitté ak yéen fii nii c'est seulement like 1 minute 30 secondes je pense highlight Finding Youssoufa Ndoye. And Ndoye putting one up and gets it to go. Senegal off the mark. Youssoufa Ndoye up against Valanciunas. Did really well there, Youssoufa Ndoye. Nice finish. Oh, they're unforced turnovers. They're kind of turning the ball over themselves. Lovely shot by Ndoye.
Knocks down a 2. Landale, it's turned over by Senegal. And they're looking to break quickly here, laid up. Does it go in, but the follow from Youssoufa Ndoye, who throws it down. We did not see this in the first game at all, but they just, you know what? They have a defensive game plan. I think they're playing it better than they did in the first game, and offensively,